dafa busuloo noonu ñu génnandoo saako yi man ak moom après ci la arbitre bi ñëwee jox ma avertissement ne ma fi nga ko jàpp baaxul te boobu buñ ko néew dama koy def comme Tapha Gueye ni mu defoon la dëggee numéro 1 loolu laa doon tànte biñ dugaatee ci la signalé arbitre bi wax loolu ma bàyyi ñu taxaw arbitre siflewaat mu dóor ma ko ma bàyyi mu dóoraat ma bàyyi arrière mu ñëw ma lancé ko benn coup daw paqueté ko mu arrière waaw xaw na saltel jëli bi sax moom waaw mais bi nga ko paqueté da nga daw ak moom dama daw ak moom ba mu jaaxal ñaan la rek nga daan John Sina waaw nga bett ñu bëri parce que tamit mbër daan na mbër coow jibul garaawul mais naxa daan na John Sina ak John Sina ki ko xam ni mu prouvé ci mbapat exploit yi mu def ci mbapat nga ñëw arène ñu ne la naxa daan na ko ñu bëri dana leen bett mais bett nga ñeneen après parce que bi nga jógee ci John Sina après nga jël kan après ma jël réparé magu marle ñëpp xam nañ ko réparé magu marle parce que boobu li tax ma jël ko budul woon sax boobu du woon fële du woon amul bari wala fee la woon amul bari stade amul bari kii moo ko tëggoon kii jaxate non Pape Sow ok, MS production MS production Pape Sow moo ko tëggoon boobu la kii waroon daje nu mu tudd magu kii bi Aliou Seye numéro 2 Alioune Seye Alamda ak kii waay ambulance ambulance la wala ambulance jamono yooyu mu ngi suñu équipe ambulance ñoom ñaar waroon daje école de Balla Gaye new ñoom suñu équipe d'accord ñoo préparé ndoo combat yi d'accord boobu tam waa assurance ok ñu bëre combat bu métti man ak moom tamit ñu bëre première action ma daan ko réparé ci boppam dañoo njëkk a jàppante parce que avant combat bi moom métti woon na tàngoor na trop ci signature beeg yooyu man dem naa ba xam ne lii moo ko def war moo ko def parce que tamit ak nu mën a demee grand frère la lambal mais lamb la des fois da nga koy neexal parce que ngañ jaañ moo doon dafay laaj ngeen neexal lamb moo doon reporté suñu jaaxaarloog man ak moom ba ngañ jaañ na ma combat bi yow fu mu toll ni nga ko neexalee nii suuru combat mbaa noonu ngay ñëwee man ko nu ko raw laa indi moo tax bi ñu taxawee man dama gisoon rek pour daan ko dem sama yoon dem xool marle léegi bu ñu commencé bëre nañ jàppante mu daw jël ma arrière tuuti fàqat ko mu ñëw rëpp kaat at yi mu daw génn saako yi arbitre bi sifle na leen dugaat ma yaakaar damay jox jéelu joxuma ñu bëre waat bëre bu métti ba bëre bi jaxasoo mu daw fiile ma windeelu bi ma windeeloo ma fàqataat ko mu sampaat kaat at bi ci ginnaaw saako yi arbitre bi na ñëwaat ñu jàppante waat bëre waat mu daw caxabal ma arrière ba génn saako yi dernière bi nag ci la ma jàppee moom ci suuf ma jàpp pour jéem ko bët pour jéem ko yanu mu dóor ma ay uppercut yu daal sax jour boobu tam encaissé naa coup yu bari ci combat boobu parce que des fois nit ki bu la jiiroo ci làmb yow da ngay ñëw pour patamee ko dem ci la ma dóoree ay coup yu bari arbitre bi ñëw àtte fekk génn nañ saako yi arbitre bi àtte ñu ñëwaat léegi nag bi ma ñëwaatee ma ñëw ak ñëpp ndax coup yi ma encaissé man li ma doon du ma ko nëbb te ci koy booy Pikine waaw kay comme bëri naa def naa li may def arbitre bi tiirawul ma ne léegi man naa indi sama fukk bi mu ñëwee ci laa ko dóoree ko mu daw jël ma làmb ji jeex arbitre bi jox ko victoire ma bind sama recours yóbbu mooy loolu xaw ma recours bi àgg na xaw ma àggul parce que lii nii ma jot nii indi wuñ ko woon mais dama naan loolu erreur de ménagère lii nag moo jaadu waaw parce que recours même bu génn même bu fekkante ne ni joxuñu la victoire dinañ la indil fooy buy wane ne recours bi bu ñu confirmer sax victoire de sa adversaire moom laa lay wax dañ la koy notifier quelque part jox la ko nga mën ko lire woon ko nit ñi ñu xam noonu la demee bu dee fekkante ne nañ kase verdict bi jël victoire bi delloo la ko dañ la koy notifier quelque part jox la ko nga xam ne yow lañ delloo sa victoire n'est-ce pas boobu loolu mais boobu sa diggante réparé dugal nga recours bi mësul génn dama jàpp ne maa ko daal mais recours bi mësul génn waaw mais arbitre bi moom lañ jox victoire moom lañ jox victoire d'accord bi nga fa jógee ci nga am Ndiassé ci laa am Ndiassé mu nekk combat bu métti yaa ngi Ndiassé nu mu demee maa ngi Ndiassé am combat su ma koy expliquer sama yaram day daw parce que des fois nit yi di nga daan mbër ci benn anam boo xamante ne nii nekkul anam boo xamante ne yow yaa ko sàkk nekkul ci loo xamante ne yow dalaa neex parce que boo toogee nii di ko bàkkoo ñooñu mën nañ la sax tam parce que nga daan mbër mu damm comprendre nga loolu beneen affaire la quoi te xëy na yàlla moo ko dogal moom damm ci combat moo tax combat boobu noonu du ma ko faral di waxtaanee du ma ko damoo tamit waaw parce que tamit lancé waat na ma mais nag victoire la non victoire la moom yow bi ñu ñëwee sa défaite wax nga sa défaite parce que li tax man ma wax la loolu bi ma demee këram di ko seet yaayam tak li ma njëkk a wax ne ma yaa damm suñu doom sama yaram daw ma ne ko yàlla xam na ne jëlu moon intention boobu ndax bëre la ndax Ndiassé ku ko xam ne dóor na fi mbër ambulance jël si kay dóor na fi mbër ba kan mu wàcc ba nit ñi ko daw ba pare dóor bëre na fekk ay mbër
mbapat ku nekk daan na la ñaata yoon. premier combat bi ma gis Ndiassé numéro 2 bëre mbapat. waaw lendemain bi dama laaj gars yi kii est-ce que mës na daan. mosul woon daal. lendemain bi li mu bëree jour boobu stade Ndiarème mbapat je me suis dit non 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 waaye kii dafa mën a bëre. pour te dire vrai man Ndiassé bi avance bi duggee. ku ma gis sax ma naan sa waay combat bi nga jël sa waay 19. nit dana toog sa ginnaaw ne tey nga dee. barki Seydina Mohamed. parce que ku xam Ndiassé rek ci mën a bëre. ma ne leen loxo bi dis gann parce que aussi du non, kooku kese. non du du wér lion noir kese la fi dóor mu nelaw. Non. am na beneen mbër bu mu dóoraat kang waa ji wàcc. non loolu stade dañ koy Ndiarème bàkkee man dama koy taggee aussi. Voilà. parce que sama grand frère la sama lépp la. mais moom ci boppam. biñ ma waxee loolu est ce que xam nga ne des fois mbër di nga jël avance boo xam nii dañ naan da ngay daanu nga koy dégg. tey nga del dee ñaan yàlla di ko doo dégg am dara. del ñaan yàlla di ko jël dégg na avance yi mais du am dara. del ñaan yàlla di ko dégg wala nga jël avance ñu naan kii dañ koy rey wala du am dara nga dem bëre daan daf may dimbali. nga daan bu man jël bu rëy. man xol boobu laa am man boo may wax loolu daf may dimbali. da lay pour gën a ma sax motiver. ñëw romb ma bañ ma ne ma carrément sa waay combat bi doo ci am dara wala nga koy ŋawte ba ma yëg ko jour boobu adversaire bi mooy bëral day gën a am problème. noonu la fa demee nga dem bëre daan maa ngi Ndiassé jour boobu noonu combat bi maa koy préparé benn booy kese laa àndal muy kan. Youssou moom mooy toog sama cumukaay D'accord. te du mbër du dara moroomu booy bii la moom laa jël di ànd ak moom géej gi rax di ko préparé lu ma entraîné du doy balaa may ñëw timis say jot ndax wax ji ñuy wax ci combat boobu te xam naa ne man am naa adversaire parce que bëri nag laay balde sama course combat bu métti ñaari yoon daf ko daan laay balde ñëw ngemb ma taxaw sama kanam ne ma boo defee nii def nii da nga koy daan bi may préparé le contact moom ci boppam daa dam bi ñu waree bëri Ndiassé beneen affaire mujjul ñëw Modou Salim moo ma yóbbu wala yóbbu jour si ok ñu bëri combat bu métti man ak moom combat bu metti combat bu métti parce que Ndiassé combat bi yëpp day metti bëri nañ combat man mënu ma ko expliquer buy daan day metti buy daanu day metti bëri nañ première mi-temps deuxième mi-temps prolongation première mi-temps arbitre yi ne ko carrément bu làmb ji jeexee dañ lay jox defet parce que bëreetoo parce que moom avant loolu di am si biir jël na ay coups yoo xamante ne nii man sama jëm boobu man dama dem ba benn moment xaw naa am tuuti yërmande ci moom parce que ngay dóor ni deret di tuur comme robinet waxuma muy kii nii de mais buñu segee jàppante door naa am uppercut yoo xam ne deret doon tuur carrément comme robinet ma xaw a wàññi faaxar ko continuer bëre arbitre yi gis ko yóbbu ko ardo biñ ñëwaatee ci laa taxaw bëgg a saax-saaxi bëre bi tam xam war nga ko xam tam mu xam naa ko bu baax waaw tam ci boppam tam ci moo ma njëkk a signalé na ma defal ndànk jëlal sa temps parce que tam ci defet laa jóge ci maag réparé loolu lañ signalé CNG ma ne garaawul kon naa ko géré comme moo ëpp avertissement am na 3 man benn laa du kon ne bëre biñ noddee timis sax ba temps bi di waaj a jeex ci la mel ne dañ koo xabtal te man mbër balaa ma gën a neex bu fekkente ne nii maa ngi ci jàmm ak salaam ñu jàppante yow dalante moo lay neex ok étincelle yi tàkk xeex waaw kay man loolu ma gën a neex ñu ñëw jàppante biñu jàppante booy Pikine man booy Pikine xam nga luñ non da ngay waaru mais laa ma da koy laaj da ngay biñu waaru jàppante Pikine dóorante non Pikine beneen affaire la ñii ñëpp doon lañ may ay rakkat lañ ñi ngay gis nii non dama xam ne kat non non ma ne gars dañ naan Boy Pikine li ñuy wax jàmm nga ñëpp affaire yooyu fii la jógee déet fii moom li ma leer ba leer mooy Pikine déggoo ma de ah baax na daal bàyyi ma biñu noppi demee mu daw di jël pour caxabal moom moo doon caxabal ma arrière 2 pas ràcc sama tànk mu yóofu jëli foofu la amee lamb ji jeex muy sama nday la wax yóofu lamb ji jeex lamb ji jeex may daw di ko yëg sama benn copain teew nga daan Ndiassé sappoor moo ko jël si moom jour boobu jël bu rëy waaw buy daan combat am day metti buy daanu combat am day metti ndeysaan digganteem ak dem si yàlla si jamono 2 ki ngay wax jamono kii jaañ waay jamono 2 te mu xees te mu ne Fallou Serra Fallou Seras digganteem ak Fallou Seras au stade municipal bu Parcelles dañu bëre combat bu métti ndeysaan Fallou Seras daan ko mais combat am yëpp dafa métti buy daan day métti buy daanu day métti mais bi nga daanee Ndiassé ci nga jóge toog 1 an bëre woo 2 ans bëre woo loolu du ma ko wax quoi man nag maa koy wax nag loolu samay jafe man mooy loolu quoi man maa koy wax nag ci nga jóge toog 1 an 2 ans 3 ans déggul woon ci làmb rek période boobu bi ma ci jógee noonu ba moom loolu dal ko ba ma seetlu ko une semaine Serigne Mor woo ma téléphone proposé ma benn combat Serigne Mor Ndiaye Serigne Mor ma ne ko ku la jox sama numéro mu ne ma maa ngi woon sa làmb maa ngi woon boobu moom mu ngi seeraat si moo téléphone ne ma sa combat day taxaw préparé instant maa ngi lijjanti sa visa pour nga dem États-Unis yow Mame Balla Cartouche Mbës yéen a bokk benn journée bi ngeen di bëri galaa la waroon tëgg ne ma États-Unis lañ koy préparé bi ma woowee noonu téléphone avant muy continuer Mame Balla Cartouche Balla Boga ak Gora Sock du ci lañ bëre woon boogaa góor a soog Boga Gora Sock ci lañ bëre woon waaw galaa Mame Balla ñun ñoo ko waroon bëri man ci laa bokkoon ñu war ko pare États-Unis pour dem ñëwaat léegi bi ñu defee noonu avant moom bi mu waxee pare avant ma koy toog
yàgg déggu mu ne man naxa ma taxawaat tuuti na ko waa allo mu ne ma lan la ma ne ko non yow kon da ngaa yëgul li xew mu ne ma waa lan moo xew ma ne ko non sa waay kan moo la jox sama numéro mu ne ma non yow mbër nga sa numéro mënu maa réer bu ma la soxlaa dama lay am ma ne ko waa baax na mais li nga bëgg di mënul am boobu maa ngi tëdd li ma doon yëg maa ngi koy yëg mais sant naa ci yàlla comme maa ngi toogaat di ko nettali man foofu laa mën a yem ci loolu. nekkoon ci diggante yoo xam ne. waaw ay gàllankoor. métti woon na trop métti lool métti woon na lool. métti lool ba benn instant. gars yi xalaatatuñu woon ñëpp damay bàyyi. waaw voilà. pour te dire vrai man samay dàll ak sama voilà daal yi ma doon sol lépp dama ko may ci période boobu su may dem hôpital dañ may boot su may jóg dañ may may loxo ma jóg mooy loolu daal loolu du ma ci mën a. naxa bàyyi na bëre. loolu lañ doon wax moom wax jooju moom refrain boobu moom dégg nañ ko fu ne. loolu lañ naxa bàyyi na bëre. te gisuma ci nag kenn période bi ma tëddee noonu. jamono jóge jooju ci victoire jamono jooju. gisuma kenn. mu metti lool ñu dul ñu ma jege ñu dul ñu ma jege. loolu. samay xar yi ma doon jaayoon naa ko pour retrouver waat sama bopp man. pour amaat santé. waaw kay pour dellu si waat comme nii mën a toogaat ci biir nit ñi. noonu la demee nag. pour un jour nga delluwaat ñu ne attention naxa su meeku na mi ngi taxaw adversaire am mi ngi taxaw arbitre bi génn na seen diggante loolu. waaw loolu dama ko yàqamti woon. nga ñafewaat ko. parce que boo gisee liñ naan rek nit loolu sa wërsëg doo ko jël contrat États-Unis ñu tegal la ko nga waroon lancé wu comme li nga wax sànq. tardement bi foofu la jógee kon instant yi maa ngi doon fayoo maa ngi doon kon instant yi sama copain sax kenn waxul seen fekkoon na la ci beneen niveau. mais dama koy sant yàlla nag. sant yàlla bu baax a baax foofu nga ko teg. dama koy sant yàlla bu baax. léegi kon yow dafa doon lu gën. kon loolu lépp da nga jël delloo ko ci yàlla. Eumeu Sène sama référence la. ci benn côté du ci bëre du ci bàq du ci dara. mais ci benn côté. ci jaar-jaaram. ak a metti jaar-jaar. saa yu man demee ba nar a jaax. sama xel dama koy jël yóbbuwaat ko ci Eumeu Sène. bu sa xel demee ci jaar-jaar Eumeu Sène rek nga giif. waaw saa yu man naree xalaataat lu metti dama naan kii sax day jékki-jékki na ma booy Eumeu Sène mu ngi fi woon ay temps bàyyi woon na te xool ko fi mu ñëwaatee te ba muy ñëwaat mag la. mu tamit dafa mel ni dégg na lu ne de. te ba muy ñëwaat mag la. te ba mu ñëwaatee nekk mag ci la jàpp xale yi gën a lëcc ci làmb ji. na classé un par un. te ba tey fi ma nekkoon ak samay morom fa laa nekk ba tey. voilà kon yàlla dimbali na ma dama ci sant yàlla bu baax. yàlla jàpp nga absenté ci arène bi 1 an 2 ans 3 ans matul 4 ans. waroo ko mat de. sa diggante ak Ndiassé ak sa combat bi nga bëree sa diggante ak Siri Diamaguène man su ma juumu dama naan mat na 4 ans. n'est-ce pas voilà benn instant nga ñafe ma génn ci yooyu jafe-jafe retrouver waat la santé recommencer entraînement man am na ñu ma doon waxtaan sax nee nañ ma au début bi nga recommencer entraînement mën a woon entraîner correctement parce que gars yi même bu ñuy soo même bu ñuy flexionner yow dafa am foo yem da nga daan négocier ak affaire yi mais ba instant boobu noonu am na ci loo xam ne da daan métti boo jéemee forcer entraînement bi da nga daan sentir yenn métti yi mais da nga dem ak moom ndànk-ndànk di naxante ak moom ba retrouver ce niveau avant. waaw loolu moom dëgg la avant n'est-ce pas combat bi di taxaw avant combat bi di taxaw loolu maa ngi ko doon def di laaxatu di liggéey man kase di travailler pour yenn cër yi mën a nanguwaat parce que yenn at yi boo ko toogee li nga daan def defatoo ko da lay gën a yokk feebar. ça c'est clair. comprendre nga ça c'est clair. ci laa commencé waat def ay mouvement am coach yoo xam ne dama leen di fekki ci laa defalee sama formation garde rapproché bi dem fële ne centre Talibou daaw Sénégal garde corps ci ñoom sax laa dem. kon instant bi am nga sa diplôme. am naa diplôme am naa carte. ci garde rapproché. waaw dama defaale formation. kon voilà qui est clair waa ji def na formation à garde rapproché ministre yeeg député yeeg. ku soxla garde rek garde rapproché mi ngi nii. nga jël avance su Sidi Diamaguène. waaw xamoon nga ko. Sidi non xamoon naa ko tuuti rek. c'est ça le problème waa ji moom dafa ñeme risque c'est ça le problème. non mais daf ma leer ne dinaa ko daan te su ma ko gëstoon naa ko. fan nga tegoon ni da ngay daan Sidi Diamaguène. fu ma ko tegoon. waaw sama retour. ok pour le retour. sama retour même bu ma ko xamuloon. naxa néew lu. ok. bu bees tax. dërëj. voilà qui est clair. rien que la victoire. dërëj rek. jàpp dërëj. waaw maanaam jàpp wàccee. dërëj. arbitre sifflé génn gisee moom dafa dawoon dafa mujjee daw. kan moo daw. moom dafa mujjee daw. kan moo daw. booy bàyyi ngay sosal kooku guerrier la bàyyi kooku dafa ñeme lu métti booy Diamaguène la. seetaan vidéo ba muy ne fii di toxoñ bët bi mel na ko waa nañ ci saa si. Sidi ngay kaañoo. dafa ne la seetaan ba muy toxoñ. sa diggante ak yàlla Sidi Diamaguène ngay kaañoo. Seydina Mouhamed dama bëggoon nit ñu raag ba pare kii wax naa ko sama copain bi. ay vidéo mais moom it dawul yoole lu leer laa lay wax dafa ñame lu métti. yàlla min tim xam na ne li mu jor a ñam xam nga li ma ko jox bëriwul man encaissé naa koom du ma ko weddi mais defuma dara yóbbu ma ci lenn
parce que boo encaissé coup bu fekkente ne nii dafa saf di nga xool di nga xoolaat sa taxawaay bi ma encaissé dama taxaw woon ko ne carrément coup bi mooy loolu pour mu gën a mën a taxaw ci laay yor di ñëw lu tax ci la yëngal loxoom lu tax nga bëgg affaire de guerrier affaire de affaire de guerrier de des fois làmb da koy laaj Ok. surtout ak ci li ma jógee ok gars yi foog ñu xam ne carrément fi mu newoon mu ngi fa voilà gars yi dañ doon wax xeex rek te da lay leer na gars yi ci xeex lañ doon basé wu boo xoolee ni mu bëree da ngay xam ne ci xeex la doon basé wu jàpp na ne bu ma tàmbalee xeex du ma ko teg ci yoon foo jaar ba daan wala damay daw fekk si ko fi ma jaar ba daan ko dañoo commencé léetoo avant loolu arbitre bi jox ma avertissement avant arbitre de siffler tegu ko fenn ci la la jox avertissement waaw ci loo quatre def côté loo def loo dama deful duggoon doon posé am lu ay kii ndox yu ñu ma joxoon ma war ko def ci quatre côté yi ma teg benn bi du continuer pour teg mu ne ma dëppal c'est pas normal ma ne ko loolu du ma def c'est pas normal gertu moo ko sax ki ma àndal laa ne sa waaye nañ dem wala nga dëpp ma continuer def li may def tourné mu ñëw commencé du ma yuuxu di wax man ma ne ko mais loolu waroo ko def mu ne ma en tout cas daal boo commencé naa la jox avertissement ma ne ko boo ma joxee avertissement da ngaa def lu la neex boobu bañu ma ñu dagg sama xaalis lépp yow victoire ngay mu wax ma wax victoire ngay lijjanti waaw non kenn du yàq sama làmb yow lijjanti woo ku la dagg ak kenn autre du yàq chose sama làmb arbitre sifflé génn seen diggante arbitre soufflé génn suñu diggante ñu leetoo waaw mu dem droite ma fekk ko fa mu dem gauche ma fekk ko fa bi ma naree tourné mu koñ ma taxaw jaaxaaroo mu leer ma ne kon kii li ma bëgg dina ko def ñu taxaw leetoo inde mu dugal ma benn coup dalul waaw dalul moom moo déclenché moo déclenché ok ma kontaan nag gën a taxaw ok mais leer na ma ne carrément ki li muy def bëggu ko gëmu ko ci suuf la soxla seetaan naa ay combat boobu xamoon nga ne li muy def gëmu ko billaahi xam naa maanaam dalay woo ci xeex pour jël la ci suuf combat am yëpp loolu la d'accord du ma toog na di ko jaay Mais- mais man xam naa ko man xam naa daan li na muy fi ay bëri ndaanaan de déggoo li ma la wax seetaan naa ko daan na fi ay ndaanaan de yow laa naan xawma ko mais xam naa ko dama ko seetaan daan na fi ay ndaanaan de déggoo ma de digganteem ak gin wër Ça va. fils de Kati Diop waxaatal keneen non des na non xeeru ngor non xeeru ngor moom mën naa ne xeeru ngor benn mooy voyage combat la am boobu moom benn voyage la waaw looloy bëre digganteem ak xeeru ngor ñoom moom ñëpp loolu la leen daane mais ndaanaan la ñu Sidi Diamé déclenché dóor ma taxaw mu dóoraat ma dóor ko benn coup ñu léetoowaat ma dóoraat ko beneen coup mu bàyyi dagg léetoo bi taxaw di toxoñ bët ma daan ne kon kii pare na te waxoon naa ko avant sama gars yi nee naa leen kii lu mu liggéey na ko xeeb te lenn kese la am ci combat bi mooy arbitre sifflé mu jéem wut samay tànk te jour boobu nag laa ko yoon ne carrément du xeex laa andi contact sax damay taxaw bu may taxaw surtout Fodé Doussou Ba bi kii nu mu tudd waay kan la ci ñoom fils de Fodé wala non pas Fils de Fodé da ko fekk Ziguinchor ñoo bokk écurie moom it ok ñoom Balla Pépinière waa écurie ba daal ñoom ñëpp dañ cee taxaw te benn bëreeb lañ doon bëri Laye Baldé dafa ma naan taxawal Laye Baldé na ma taxawal ne ma bàyyi la ñu bëri sa kaw Laye Baldé coach Laye Baldé coach ñoom Badara bu école de lutte kii fa Laye Baldé noonu lañ doon bëri ak man te ñooñu ñoo ko ëpp ñoo ma sut dañ doon daw di ma jël nu mu leen neexee te duñu am ci man dara comprendre nga loolu laa liggéey xaar ko moo tax bi mu daree ñëw amul lu may tarak te buñ gënoon yàggoon su ma ko bàyyoon mu liggéey ba ci kanam affaire kon dadul sax am recours mais arbitre li mu def nii man dama jàpp ne li ma guuxaloon ci commencement bi ndax wax na ma wax mu jox ma avertissement mais site bi fan la amee site bi première déclenche bi la waaw bi mu dawee jël ma waaw dama arrière parce que cokkaasama bi xeex méttee cokkaasama ci kaw ma bàyyi ko xam ne ci suuf la jëm bëggul woon loolu may déclenché te su ma déclenché bu ñëwee du ma am équilibre bi mu déclenché ma taxaw mu déclenché waat ma taxaw mu dem gauche dem droite ñëw sama tànk ma bàyyi ko ak moom teg sama tànk gauche arrière mu daw jéem a tegal siis ma arrièreaat muy jéem a tegalaat siis xam nga day manque équilibre ci laa ko déclenché mu dóor lii lépp ci nga ko déclenché mboot waaw mu dóor lii lépp ma kale ko siggi xool arbitre bi pour man arbitre day ciblé foofu nga defee erreur nag ma siggi xool boobu maa ngi ko bloqué waaw sama entraîneur jóg di daw di ñëw ma teg sama loxo pour jóg mu profité buuf ma yëg sama kaw arbitre sifflé loolu mooy làmb ji arbitre sifflé yëkkati loxom arbitre ba tey yëkkatiwul loxom Ah. dafa jóg daw seetaanaatal vidéo yi mais moom lañ fa jox victoire parce que jox nañ ko drapeau bi ñu jox ko victoire waaw moom lañ ko fa jox foofu ci terrain je crois que ne Sidi Diamaguène daan na naxa-naxa waaw ci nga terrain. contesté waaw au avant may génn stade bala ngay génn da nga avant contesté may génn wax naa ko fépp da nga am na ñu contesté doon taxaw waa jàmm gën am na ñu doon taxaw carrément ne ma sa waa yaa ko daal ñi dëkk jàmm gën d'accord mais pour ce qui est clair man moom xam naa ne nit ki mooy mere aussi si yenn yi aussi waaw non dafoo dara ça fait rien quoi mais benn instant ce qui est clair dama koy wax mbër yi man ku ma woo léegi ne ma sama diggante ak diw recours bi génn na jox nañ ma victoire dama la naan fan lañ ko notifié wan ma ko mbër bëre na ñu jox adversaire am victoire mu déposé recours ñu delloo ko victoire am mais dafa photo